ñu ngi nuyu ñëpp di dalal ñëpp jàmm ci émission Carton Rouge émission bi nga xam ne day waxtaanee lépp loo xam ne rafetul ci dëkk bi rafetul ci dëkkuwaay yi rafetul ci dëkkin bi dinañ waxtaanee aussi ci Carton Rouge lépp loo xam ne sensibilisation la pour ñu changer sunu ay comportement ci yooyu nga xam ne rafetul ci dëkk bi ak dëkkuwaay bi ak dëkkin bi lépp nag muy xewee ci Canal Express TV ñu am ñaari invité yu am solo macha allah ñoo xam ne réew mi am nañu yaakaar ci ñoom te am nañu yaakaar ci lii ñuy waxtaanee tey di ko commencé tey ci émission bi muy professeur Djiby Diakhaté di sociologue mi ñëpp xam ak Mame Matar Gueye ONG Jamra bi ñëpp xam macha allah maa ngi leen di nuyu professeur maa ngi nuyu président Mame Matar Gueye dal leen jàmm ci Express TV. waaw jërëjëf honorable Aïssatou Diallo xanaa di am mbégte rek ci dalal gi ngeen ma dalal seen ëtt bu tedd bi ndax danga ko tënk ci anam goo xam ne dal na xel nee nga pour que ñuy seex laaj ak tontu ci lépp lu aju dëkkiwaay yi ak dëkkin bi loolu boo ko waxee rek ndar képp nga lépp li tax maam njorte ne nag seen premier numéro bi ca kaw la jëm te dafay jolli dem mooy ba ma gestoo gis ki ngeen ma booleel di jëmm ju tedd ji ma jàkkaar loolu di Djiby Diakhaté nga xam ne du gan ci man ndax yàgg nañu di daje ci jataay yu mel nii defe naa ba ca gën a fës mu di daje bale ñu daje woon ca Nioro du Rip benn soldaaru Baye Niass bu mag ñu di ko wax Cheikh Ousmane Diaw boolewaat ma ak moom ñu doon waxtaanee lu mel nii rek maanaam les pertes de repère de la jeunesse. man ma traité l'aspect dégradation des mœurs moom mu traité l'aspect immigration clandestine Djiby Diakhaté daje nañ ci jataay yu bari ba ñuy célébrer les 100 ans de la Médina waaye itam Djiby dinañu faral di daje nag ca tribunal de l'audiovisuel ndax man je suis de l'autre camp dama fay ñëw en tant que plaignant des dérives audiovisuelles moom il est de l'autre camp en tant que arbitre et régulateur moo tax nag bi ngeen ma booleeg moom fii tey moo tax ma gëm ne le premier numéro de Carton Rouge incha allah ca kanam la jëm incha allah. jërëjëf Mame Matar Gueye daf leen ci ñaan. ba mu gën a baax gën a neex te gën a barkeel professeur Djiby Diakhaté. waaw jërëjëf soxna si maa ngi lay ziar bu baax a baax di ziar Mame Matar je crois que Mame Matar moom wax na lu rafet jëm ci man mais moom consensus la def ci réew mi. ci lu weesu sax réew mi ci constance. tànk bi nga xam ni jéego yi nga xam ni fa la ko teg te da amul dara lu ko mën a distraire. ci loolu la nekk donc moom kay dañ koy ñaanal rek yàlla dëgëral ko parce que li muy liggéey ñun lu ñu waroon a liggéey la mu koy liggéey pour ñun di liggéey pour njaboot ji di liggéey pour penc mi di liggéey pour taxawal citoyen boo xam ni citoyen bu mat lay doon je crois que ci loolu rek lay liggéey moom ak ñi mu àndal parce que nag ci ay kuréel la ñu nekk mu nekk ay kuréel yu yaatu mën naa la ci wax lu bari mais daal man bi ma ko xamee ba léegi ci loolu la nekk di rafetlu aussi seen émission bi je crois que am na solo am réew nii la amul benn réew boo xam ni sociologue yi dañuy wax ni société moom ak yaramu doomu aadama ñoom ñooy am yenn saa yi day sutante nga yaramu doomu aadama yenn saa yi mu xaw a féex waaye bu féexee it na nga waajal ne am na luy ñëw société tamit noonu la demee yenn saa yi mu xaw a dal waaye lu mu dal waajalal ni am na luy ñëw moo tax jamono ju ne day am ay rëq-rëq day am ay jafe-jafe mais lii rek la ñu mën a xool mooy seen carton rouge boobu je crois que ñiy football xam nañ ko bu baax a baax boo ko tàllalee nit mooy que am na fu mu teg tànkam foo xam ne waru ko woon a teg donc bu ko defee mu jubbantiku buñ ko sanctionné du pour xeex ko mais pour mu defaraat taxawaay bi la ba nga xam ne bu ñëwaatee dina xam bu baax a baax fan lay teg tànkam donc jërëjëf ci aussi symbole émission bi ni ngeen ko jëlee yàlla na ci yàlla def barki amin professeur amin président Matar Gueye ñu ngi yéen a ngi seetaan Canal Express TV tey ñu ngi waxtaanee mbirum viol maanaam lii ñuy sàkku xale yi jigéen ñi xale yu góor yi ndax du jigéen ñi kese xale yu góor yi aussi ci lañ bokk donc tey moom la ñuy waxtaanee ñu seetaan élément bi après ñu ñëwaat professeur ak Mame Matar Gueye ci plateau bi ñu commenté li nga xam ne ni moom la ñuy wone léegi ci écran bi. pédophilie crime la dafa nekk benn affaire boo xamante ne dañ ko oyofaloon parce que dañ ko defoon crime dañ ko defoon délit dañ ko oyofaloon def ko délit mais
crime la war a nekk parce que xale bu ndaw nga ñëw def ko loo xamante ne waajuram yi tout le temps xale bu ndaw bi day souffrir ba àddunaam yëpp daf koy souffrir loolu benn affaire la boo xam ne c'est pas normal daf koy topp toute sa vie loolu kii lañ ko war a def waruñu ko def délit crime lañ ko war a def. lu baax la dina dissuader violeurs yu bëri dañ ko war a def benn jamono yi niñ ko def nii moo gën a baax parce que ku ko def képp ku koy waaj a def di nga xalaat li la ciy fekk te bu ëllëgee di nga xam ne tamit lii bu ma ko defee lii moo ma ciy fekk te bu boobaa même say famille sax dinañ xam ne kii lii la def lii moo ko ci fekk ku koy waaj a def tamit dootoo ko def. salaamaaleykum di leen nuyu waaw di leen nuyu daal da ngeen ñu laaj mais da ngeen ñu laaj si question viol waaw si question sàkku xale yi waaw si question sàkku xale yi mais sàkku xale moom baaxul quoi. mais jëf la joo xamante ne tamit xam nga yennul maanaa daal xam nga tegginiwul mais tegginiwul mais ba loi bi ñëw wax si waaw mais bañunu loi bi wax si. bañunu loi bi wax si wante nag wante tamit nag gis nga ko mais bu si loi bi di wax xam nga na si wax mais na si wax loo xamante ne day sérieux mais am na ñoo xamante ne mën nañ leen accuser viol ñu jàpp leen tëj leen xam nga gis nga ko suñ ko bëggee criminaliser rek day xaw a doy waar daal. waaw tam bi ñuy laajte ni am na solo lool ci biir société bi mais nag baax na mais nañ ci def très attention ndax enquête yi nay gën a xóot. na enquête yi di gën a xóot ndax soo gisee ñuy wax na enquête yi di gën a xóot yenn saa yi ñun ci ay kër la ñuy ne da nga gis koo xamante ne da day joteeg yow ut prétexte teg ko sa njaboot ñu tëj ko ñii ay famille yu xuloo lañu lépp daal am na ci biir mais nag wax dëgg yàlla ñu d'accord nañu 10 ans yi képp koo xamante ne violé nga xale mun nañ ko teg 10 ans loolu moom ñëpp d'accord nañ ko mais 20 ans yi moom ëpp na trop ci prison ndax yenn saa yi am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi leen ciy tëj. te fekk defuñu dara. loolu lu lislaam wax rek loolu la ñu war a def ku am fukki at ak ñeent amul soxna nañu ko jàppali ñu takkal ko soxna jigéen bu amee fukki at ak ñeent nañ ko may góor mooy dindi viol bi mooy dundal nit ñi ci dund bu baax. su dul loolu ci jafe-jafe rek la ñu nekk. ñi sàkku jigéen ñi xam nga wax yu bari day am ndax uti dara dañuy tooñe fekk amul mën nañu wax am na fekk amul walla mu am ñu am ñu koy nobb ñoo xam ne ñoom bu feeñee rek ñoom day tas kër. diisal daan bi waaw loolu bu dee leer na waaw. parce que xam nga am na lu lislaam wax ku fekkee ñu teral jabaram mu nekk di sëy ak moom il faut mu am ñeent ku nekk jóge benn côté mu ñëw seede bi foofu lay nekk mais léegi noonu dañu xalaat rek ne kii am na xaalis nañu lekk xaalisam ñu dugal ko ci coon loolu moo gën a garaaw salaamaaleykum. jërëjëf mbokk yi ñoo ko gisandoo ñoo ko seetaanandoo léegi wax nañ fi ci ñaari mbir benn bi mooy loi bi nga xam ne ni moom la ñu voté assemblée nationale le 5 janvier 2020 di loi bi criminalisé maanaam léegi képp ku sàkku xale muy bu góor mbaa bu jigéen mbaa nga sàkku jigéen loi bi yoon day dal sa kaw maanaam day mel ni yow da ngaa rey nit donc dañ lay àtte comme kuy àtte ku rey nit waaye émission kii bi aussi wane na ne am na ñoo xam ne ni mun nañ ko utiliser pour indil ay nit ay jafe-jafe maanaam accuser nit à tort de viol donc ñaar yooyu la documentaire bi di wane Mame Matar Gueye loolu loo ci xalaat dëgg la loi bi am na solo elle est pertinente waaye nag accuser nit à tort ngir parce que dafa am xaalis wala lii ak lii loolu moom beneen affaire la. yaakaar naa li ñu war a jëkk a def mooy sargal say naataango yi yëngatu ci mouvement féministe yi te am jàlloore bu rëy bu ñu fi defoon ci mois de mai 2019 ngir def pression ci état bi
ndax ñu yokk daan yi ci wàllu siif jigéen rawatina bu dee tuut tànk état bi fekk si na leen suñu boroom faj na seen aajo ndax tooñ gi daan am nga xam ne da nga daan siif ndax jaay ko doole ba noppi ak loi yi nga xam ne dafa xawoon yolom nga jékki-jékki teg juróom benn weer gis waa ji di doxantu ci mbedd bi mel ni ku lay kokkali te fekk la mu la def dafa la marqué à vie yooyu yëpp dakk na léegi ndax pression yi mouvement féministe yi def tax na ba état bi fekk si na leen dal di voter la loi 2020-05 le 10 janvier 2020 ba tax na siif jigéen rawatina bu dee tuut tànk maanaam viol wala pédophilie Sénégal dootu fi délit crime la dañ leen di atte ku fab bakkenu doomu aadama ndax daanaka mën nañ ko méngale ak faat doomu aadama ndax ku jigéen ki li nga ko def li tubaab di wax traumatisme maanaam daf koy marqué nekk ci xelam nekk ci xolam di am na ñoo xam ne sax daf leen di topp ngir dund dootu ñu am équilibre kon kooku rey nga ko dontale mu ngi dox ci suuf di dem kon nag lii état bi def yéex na ko def waaye tubaab dafa ne il vaut mieux tard que jamais minimum 10 ans la gën caa néew jëm kaw su ñu nee jëm kaw mooy mën dem ngir dund parce que am na ay circonstances aggravantes bu mel ni li fi dal soxna si yëngaloon dëkk bi yëpp mu di Binta Camara bu Tambacounda dëgg la def na njàmbaar ndax xeex na jusqu'à son dernier souffle te saay-saay bi la mu bëggoon amu ko waaye terewul ñàkk na ci bakkanam kon kooku circonstance aggravante la alors donc loolu il faut que dès le départ ñu rafetlu ko waaye terewul nag ci biir loolu yëpp nag ñu bàyyi xel ñi bëgg a def loolu Kocc Barma di wax dax ginaar waxaale seen soxla maanaam Sénégal ak ni mu bindoo xam nga léeg-léeg nga dajeeg nit ci circulation bi rek nga dox fakkastalu mbëkk ko teyoo ko dënn yi jóg ngeen poñante nit ñi ñëw atte mu ëppalay pexe jiitu la police yóbbu fa benn certificat médical incapacité de 21 jours fekk dara jotu ko ëppala làmmeñ boo deful attention caabi féete la ginnaaw kon xam nañu Sénégal ni mu bindoo ba tax na war nañu sóoraale li tubaab di wax les dommages collatéraux maanaam ña nga xam ne dañ ciy profiter di régler ay compte masalan ci benn kër ñaari jigéen ñuy wujj seeni doom itam topp leen ci boobu façon xëy bés rek mu am kenn ku jigéen sosal doomu ku góoru keneen kii ne daf ko violé xam nga le temps que police di enquête di def ay analyse ADN waa jaa nga toog ca kaso ba rek dem ba sa cappaandaw la au bout de 3 mois ñu ne ko pardon a génnal du yow fekk le mal est déjà fait ñun nag loi bi loolu rek lañ ci sikk y a pas de garde-fou pour éviter ñi ko bëgg a jariñoo pour def des règlements de compte loolu tax nag bi jigéen ñi amee ndam le 10 janvier 2020 ba assemblée nationale voté ko boo ko fàttali ko te boo duggee ci internet Google def recherche bi di nga ko gis Jamra defoon na déclaration bu ñu tuddee criminalisation du viol Jamra salue la criminalisation du viol 8 mai voilà mai bi loolu lañ ci jublu y a pas de garde-fou n'importe qui mën nga ko utiliser pour xeex sa benn ex coro boo xam ne daf la bàyyi dem ca keneen wala sa benn ex far boo xam ne jàpp nga ne daf la trahir dem ci keneen y a pas de garde-fou alors à part loolu nag ñun jàpp nañu nekk comme que dañ ko boole mook pédophilie boole leen benn daan dafa am loo xam ne état bi war na ci bàyyi xel état dafa war bàyyi di réagir après coup maanaam taxawaayu fàggandiku bi mag ñi di wax dafa xaw a tumuranke ci suñu doxalinu état day nekk ba dara ne këtt ne jonn rek ñu doog a jël ay matuwaay ak yi daan li ma bëgg a wax foofu moo di gis nañu ne bare na ci bërëb yi nga xam ne dañ fay dajale ay tuut tànk di leen jàngal masalan moo xam ci njàngum nasaraan bi wala ci njàngum daara yi
toujours ñu gis ci média yi sëriñu daara egg na ci taalibe bi toujours ñu gis ci média yi ci presse bi enseignant sàngam egg na ca élève am yëpp gis nañ ko. alors foofu aussi comme que dafa nekk benn secteur criminogène pour utiliser une expression des criminologues maanaam fa jàngoro bu ëppee si wàllu fàggandiku ñun dañu proposé woon état képp ku ñu dénk ay tout tànk ak koo mën a doon sëriñu daara wala enseignant balaa ñu lay may autorisation ngay yilif doomu jàmbur yi rawatina di wéet ak ñoom ñun dañu sàkk woon ci état ñuy def enquête de moralité nii ñuy defee enquête de moralité boo bëggee wut autorisation de port d'arme ba xam ndax yelloo nga ko ndax mosi ñu la xamal mer ba toj boppu nit ak yu demee noonu ñàkk sago daal noonu ñuy defee enquête de moralité ba xam ndax yelloo nga autorisation de port d'arme ou pas enseignant bi sëriñu daara bi ak fléau viol ni mu takkarnase si dëkk bi jaadu na ñuy def enquête de moralité balaa ñu lay autoriser à exercer. damay tëj rek cité ci benn exemple ci atum 2010 Jamra dafa defoon délégation seeti rahmatullahi alayhi sëñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacké nekkoon xalif général des Mourides ci at mooma ndax dafa am jëye ju rëy rëy bu amoon ci benn daara foofu ci Jurbel waaye comme que waa ji day bàkkuwoo ne ki xalif bi mooy sëriñam ñun dañu jógoon pour constituer partie civile waaye ñu daal di nekk dinañ dem d'abord waxtaan ak wasilaam waaye ñu daal di fa am lu dal suñu xel te ñu ngi gërëm loxo nijooru xalif bi di Serigne Mbaye Diouf ndax moo fa doon suñu bunt ba ñu Serigne Mouhamadou Lamine Bara seetse kii dalale ñu wax ko suñuy tànk parce que suñu tànk moo doon le conseil supérieur islamique waaye ci point question diverses yi dugal nañ ci mbirum sëriñu daara boobu ñu tuumaal ne dafa egg ci juróom benni ndongol daara te am na ci ñaari góor ñi ci des di ay jigéen ñu ne ko nag dañu bëgg a constituer partie civile ndax du ñu nangu ñoo xam ne dañuy mbubboo l'honorable manteau de maître coranique ba pare di gàccal ce noble métier la waaye Imam Massamba Diop bi ko doon exposer problème bi pour wax ko ne dañu nar a wuti avocat attaqué ko pour raxas deru métier maître coranique kàddoom daanelagul sax sëñ Bara ne ko na sa xel dal man maa sàkku ci yoon pour que ñu pousse affaire bi ba mu sës ndax du ma nangu ku may mbubboo di toroxal l'islam di toroxal jàngalu Cheikhul Khadim attitude boobu nag dañuy ñaan mu généraliser wu mooy li tubaab di wax la lutte contre l'omerta ndax y a des centaines de jeunes qui souffrent dans l'anonymat ndax ragal nañu ne bu ñu nee sama nijaay dafa egg ci semaine wala ka ca koñ ba violé na ma dañuy defee ne loolu àdduna day tukki il faut les encourager à parler te am naa yaakaar ne ce genre émission yi ngeen def di carton rouge dana délier les langues dana tax nit ñi di wax ndax mëppal baaxul mëppal moo tax yenn góom yi ci société bi naqare faj voilà loolu daal laa ci amoon lu ma ci wax en attendant xëy na le professeur Djibi Diakhaté bi nga xam ne aspect boobu ci la yëngatu ndax ñoom xeltukat lañu ci wàllu nekkinu askan bi du ñàkk moom mu gën ñoo tajal buy bi incha allah. dëgg la professeur Djibi Diakhaté lan mooy vision sociologue bi ci ñaari mbir yooyu mais surtout lan la ñu war a def parce que bu fekkee ne loi bi am na ba pare te amul garde-fou yooyu léegi lan mooy pexe. waaw jërëjëf xam nga boo dee xool penc mi wax naa la sànq ni la penc moo gis yenn saa yi yaram bi day sutante dafa bokk nag ci sutante feebaru suñu penc sàkku yooyu nga xam ne dañ koy sàkku xale bi wala métital yu nga xam ni dañ koy teg gone gi te jaarul ci yoon yooyu dafa bëri ci suñu penc mi te boo ko dee xool bu ñu delloo ci taarix amoon nañu penc moo xam ni taaru woon na façon taaru boo xam ni gone dañ ko daan yar ci biir kër gi daan ko yar ci biir dëkk bi ñëpp doon jël seen ay pexe ak seen mën-mën di ko def pour xale bi màgg normalement parce que gone gi doonul woon nekk gone kër gi rek dafa doon nekk gone dëkk bi yëpp ñëpp ko doon toppatoo xale boobu boo demee ci l'enfant noir bu Camara Laye daf lay wax moom bi muy nekk gone naka la ko waajuram doon toppatoo ku góor ke ku jigéen ki nijaay ji maam ji tante ji nuñ ko daan léebale parce que yooyu yëpp dafa bokkoon ci niñ doon waajalee gone gi ba nga xam ne bu ñu paree ci moom
dafay nekk nit ku mat nit ku sotti loolu la ñu xamul parce que dëkk yooyu boo ko dee xool bu njëkk ñi doon nekk ci dëkk bi yëpp ay mbokk lañu loolu moo doon indi ay kër Massar kër Njaayloo kër et cetera pour wane nit ñi nekk ci kër gi yëpp dañoo soqee ko ca maam jooju sañ ci dëkk bi alpulaar yi di wax Sare ñeneen ñi di wax Kunda Cissé Kunda Touré Kunda Tamba Kunda ñi sant Tamba dëkkee foofu donc ña nekk foofu yëpp nekk ay mbokk nekk benn donc di toppatoo gone gi mais jamono dafa dox ba yar bi nga xam ne moom lañ doon xaw a yar ci kër gi xaw a wàññeeku gis nga psychologue yi dañ ni doomu aadama boo gis niñ ko mooñee dafa am partie mala bu nekk ci moom maanaam doomu aadama dafa am partie malaaka ak partie mala naan loolu diine l'islam da koy nangu maanaam am na ci li nga xam ne mooy nekk def ab niteem dëgg mais nag am na ci li nga xam ni mala la ci moom léegi yar giñ lay yar mooy fexe ba partie malaaka bi ëpp doole partie mala bi di ko noot ba nga xam ne bu naree jóg mu taxaw xeex ak moom loolu bu fekkee ni kër gi ci boppam yar bi nga xam ni waroon nañ ko waajal nit ki am na lu ci sooxe dafay indi yenn saay sa partie mala boobu di feeñ moo tax gis nga yenn saay métit yi ñuy teg gone yi ci fa nga ko foogewul woon fa lay am ñooñ la Serigne Mor Mbaye di wax ay tonton saay-saay maanaam ñi nga xam ni dañoo dëkkandoog xale bi war koo protéger nga xam ni xale bi sax du am yaakaar ñi dinañu def loolu ak moom moo tax après lii Mame Makhtar doon wax mooy après muy indi nëpp-nëppal parce que dafay nekk loo xam dañ naan lii bu jógee kaw rek dafay tas mbokk yaakaare wuñu ni liiw dina mën a def lii wala yu demee noonu donc loolu dafa am ci penc mi nekk loo xam ni lu doy waar la léegi nag dama yaakaar ni en dehors des lois parce que des fois aussi suñu réew mi dañuy mettre l'accent sur la coercition xaw a fàtte éducation ak sensibilisation ak accompagnement loolu dafa am solo maanaam boo tegee loi dafa baax tamit nga comprendre phénomène bi ni muy doxee ak acteurs yi ak naka nga leen mën a gunge ba loolu nga xam ni buñ ci jógee dinañu rectifier mooy comme carton rouge rek ki nga jox carton bi mu génn bu toogee ñaari match footballul bu duggaatee dina xam fu muy teg tànkam mais yenn saa yi nga gis koo xam ni def na ñaawteef ñu yóbbu ko fañ ko war a yóbbu mais bu fa jógee ci lay gën a doy waare maanaam fa ñuy war a yóbbu par exemple prison yi ndax ni ñuy gungee ña fa nekk ba nga xam ni bu ñu génnee parce que yu ci bëri day am cas de récidif koo xam ni def na dem prison ñëw génn defaat yooyu ay jafe-jafe la maanaam naka lañ lay gungee ba nga xam ni foofu wala koo xam ni sax fa lay gën a yàqoo faf yenn yu mu woon def bu demee foofu la koy defee par exemple ay góor yu sàkku wante ci seen biir ak yu demee noonu donc loolu yëpp dafa nekk loo xam ni société bi dafa war a taxaw nag ñeme ko xool naka la ñuy tëggaatee suñu bopp ba moytu dérive yu mel noonu nga xam ni dafay am ci penc mi te boo ko dee xool effectivement dafay nekk dérive yoo xam ni dafay gën a bari surtout nag ci dëkku taax yi ak yi ko jege mu war a nekk liggéey bu am solo boo xam def na gis nga góor ñi boo xoolee xale yi nekk ci mbedd mi di fanaan ci mbedd mi yenn saa yi dañuy jëflante ci seen biir ñi gën a mag dañuy sàkku ñi gën a ndaw loolu la ñuy wax grec loolu la ñuy wax le phénomène grec dañu doon diw dafa grec diw loolu dafa maanaam xale yi ñu mag ñi dañuy sàkku ñuy gën a ndaw ñi ndaw ñi ci seen biir ku ci ëpp fit sàkku kële et cetera dañ koy def loolu nag société bi mi ngi koy gis bis bu ne mais dafa mel ni dañu dem ba jàpp ni bon loolu dafa bokk ci penc mi nu mu war a doxee loolu dafay gàkkal penc dafa nekk loo xam nag dañu war a taxaw te loolu priorité la damay wax ni toujours ni ab penc boo xam ne da nga bëgg a def émergence ba pare ni ci sama capital humain laa bëgg a appuyer wu parce que programme Sénégal émergent dafay wax beaucoup ci capital humain mais capital humain boobu mi ngi tàmbali ci suuxat xale yi am na nenn noo xam ne ñi ngi leen koy defee ñi ngi jëflante ak ñoom bu ñu màggee mënoo xalaat compter ci ñoom pour yegg ci yenn niveau yi donc il faut ñu toppatoo suñuy ndaw il faut ñu toppatoo suñuy bopp il faut ñu delluwaat ci li nga xam ne moom moo gën a rafet te loolu mën naa nekk bu ñu jàpp ni mënul nekk mën naa nekk gis nga Sénégal dafa am ay loolu dafa laaj ñu delluwaat ci jikko defaraat ko dafa laaj ñu delluwaat ci ay royuwaay ñaar yëpp mi ngi fi jikko yu rafet yi xam nañu fan lañ koy fekk fan lañ koy jëlee nan lañ koy jàngee royuwaay yi ñi ngi fi am na ci ñi nga xam ni jóge nañ fi am na ñi nga xam ni ñi ngi fi ba léegi boo ko dee xool ñi bëgg a yàq li ñuy bëgg a njëkk a def mooy attaquer royuwaay yi ñi bëgg a yàq li ñuy njëkk a def mooy attaquer royuwaay yi wane ni ñi ngeen di jàppee ni royuwaay duñu dara moo tax il faut ñu def ci attention jéem a protéger suñu ay royuwaay c'est important parce que boo leen wàccee ba ñu daanu rek société bi ci boppam moom mooy gën a feebar. jërëjëf professeur ñu dugal léegi benn témoignage boo xam ne benn jigéen la muy témoigner doomam boo xam ne ni dañ ko sàkku yéen a ngi doon wax léegi ci ndëppal yéen a ngi doon wax léegi ci éducation d'accord naa ak li ngeen wax waaye jàpp naa ni professeur démb éducation de base amoon na solo léegi peut-être amatul waaye démb
ndëppal bi ci la gënoon bëri que tey parce que tey peut-être ak numérique beeg internet beeg yëpp léegi nit ñi sañ nañu wax alors que avant da daan am c'est sûr que chiffres yi am avant la gënoon am que tey mais tey léegi nit ñi dañuy wax dañuy exprimer wu ñu seetaan élément bi ñëwaat ci question yi. maa ngi tudd Astou Diouf man maay yaayu xale bi ñu sàkku waaw man sama doom dañ ko sàkku parce que ni ma ko seetloo mooy benn jour dama ko doon sangu mais bi ma ko laalee automatiquement dafa yuuxu dafa tëb waaw bi ma ko seetloo ma xool ni kii daal bon dañ ko laal bi ma ko laajee mu ne ma benn cousin moo ko def waaw léegi daal bi ma ci waxtaanee ak papaam mu ne ma bi mu jëm kaw waaw parce que sinon sama fas xaj na si waaw loolu moo tax mu ñëwoon tey pour demander conseil daal nan laa war a def par rapport à cette situation. bi ma ñëwee moom jox nañ ma conseil par rapport ak ça waaw wax nañ ma aussi li ma war a def waaw parce que waaw jàppale nañ mu baax parce que defal nañ ma suivi psychologique médical aussi ñoo ko jëloon en charge ba pare utal na benn avocat boo xam ne moom may lajoon. waaw moom jot nañ ko tëj waaw bi ma porté plainte moom jàpp nañ ko ba tëjoon nañ ko. bon nekk na xale bi moom naqari na daal waaw parce que mënatul génn foo yi boo ko gisee mi ngi renfermé wu ci elle waaw chaque fois daal xam naa dafa ragal moo tax rek mais bon nekkatul normal comme ni mu nekkee woon. bon waaw comme xale la xam nga xale moom daanaka xamul yooyu lu bëri waaw mais souvent maa ngi koy dimbali daal waaw maa ngi koy dimbali di waxtaan ak moom di ko jege daal. si c'est tendu waaw parce que xam nga surtout nu mu tudd dëkkinu Sénégal moo mel noonu waaw daanaka tas moom yombewul noonu daal waaw jigéen Sénégal dañ ko xamee ak muñ waaw moo tax daal ma toog si kër gi ba tey di muñ. si maa ngi jët à chaque fois parce que aussi li ma dal aussi bëgguma mu dal kenn ba may dalaat waaw maa ngi vigilante naa daal par rapport à depuis l'incident bi jotoon na am fii ci kër gi. mbokk yi ñoo ko gisandoo élément bi jàll léegi soxna si di témoigner doomam bu ndaw boo xam ne ni cousin am ci biir kër gi moo ko sàkku mu dem ci yenn barab yi ñu koy jàppale ci psychologiquement ak santé beeg yëpp waaye liir moom mbaa xale bu ndaw doy na waar Mame Matar Gueye loolu moom doy na waar pour ñun yaay yi pour ñëpp ak ci déggin ci lépp xale bu ndaw parce que booy sàkku quand même sàkkul koo xam ne ni sa morom la parce que cousin nga jël xale bu ndaw barki Dembo Ndiaye aussi même budul bii ñu ngi def ci journaux yi ne benn xale bu am 3 ans benn mag bu am 77 ans moo ko sàkku ñu def ko ci biir journaux yi démb maa ngi gis aussi ci journaux yi benn xale boo xam ne day jàng école ci biir kër gi nijaayam moo koy sàkku xale bi dafa mujjee daw fugue loolu moom Mame Matar Gueye doy na waar macha allah. laaj bi nga laaj dafa am solo ndax dafa tombé ak fi professeur Djibi Diakhaté daanele ndax am na ñoo xam ne feebar la ci ñoom c'est les cas des multirécidivistes ndax da ngay gis ku ñu daan bu tar waxuma la ne dafay dem ca prison ba da ko fa def sax waaye bu génnee daal di delloowaat buum sa mboy mooy kon kooku am na lu ko dal ndax tu da nga fi ko am 77 ans ñu ne kan la seqal xale bu am ñeenti at xaw ma kooku mën nañ ko jàppee nit ku wér alors donc kooku beneen dimension bu taxaw la ci mbir mi ndax am na lu Jibi wax sànq mu am lu ma fàttali defe naa ci benn ay bind Cheikhul Khadim laa ko gisee lu xaw a mel ni espèce yu cax dafa ne suñu borom dafa bind ñett dal di tàmbali séddale jël benn jox kenn jël beneen jox keneen jël ñaar jox ko ca des ndongali ne ko loolu day nu mën a nekke parce que bu jëlee benn jox kenn jël beneen jox keneen benn naa des
nga mu jël ñaar jox sëñ bi ne ko waaw kay bismillah yàlla dafa bind li tubaab di wax instinct wolof di ko wax xol mala yi la ko jagleel mala du réfléchir instinct la am bu wujjee jotee dañuy wujje bu ñaari kuy waree mbëkkante pour am as ndaw suñuy xëccoo dañuy mbëkkante jusqu'à la mort bu accouplé jotee dañuy appliquer quel que soit alpha donc mala la jagleel instinct mu daal di jël am wolof di ko wax xel daal di ko jagleel malaaka yi moo tax malaaka du ñu mer du ñu feebar amuñu choix amuñu libre arbitre lu baax rek ci la ñuy ngoy ni nga xamee ne mala du réfléchir mënul def dara lu dul ngoy ci activité animale instinctive noonu la malaaka yi ngoy di wéy ci sellal yàlla fab doomu aadama teg ko ci digg bi nag coppati ci mala bi instinct bi jox ko coppati ci ruugu sell ga ca malaaka jox ko jaxase ko nag ne ko yaa ngi noonu yow rek laa bind nga am libre arbitre nga mën di tànn jaar gauche mbaa nga tànn jaar droite à toi de voir bu fekkee topp nga sa xel sa xol tubaab di ko wax instinct mën nga dem ba yées ba malaaka ba mala bi gën a yées gën la demin boo toppee nag la nga xam ne ñi ma yónni jox naa leen message pour ñu eggee ko penc mi muy tawreet bi yonent Yàlla Moussa injiil bi yonent Yàlla Insa wala alquranul karim bi ma jox Seydina Muhammad lépp pour ngeen baax boo leen ko toppee mën ngeen dem ba ëpp maqaama malaaka bi gën a rëy maqaama kon loolu mooy position doomu aadama alors kon adduna bi yëpp nag ci lecture boobu lañ ko mën a xoole ndax ku am 77 ans dem di sàkku xale bu am ñeenti at mala nga gën a jege que doomu aadama ñooñu nag 10 ans de prison du faju leen am na système boo xam ne américain yi ak canadien yi ñu ngi koy expérimenté c'est-à-dire prison yi ni moo amee ay cellules ay infirmeries et cetera dafa am benn cellule d'accompagnement psychologique pour les obsédés sexuels multirécidivistes pour ñu faj leen pour que bu ñu génnee normalaat moo tax nag état bi nii mu criminaliser le viol baax na sànq ñun sàkku nañu mesure d'accompagnement pour que mu bañ am ay dérives waaye ñu ngi ciy toftal état bi bu jàppee un violeur biir prison bi nañu seet ku ñu koy booleel moo xam un psychiatre wala boog un psychothérapeute ñu seet nañu koy accompagner ndax mu bañ a wéyal musibaam ci prisonniers yi néew doole wala bu génne mën ko eggali et enfin mën naa profiter ci seen émission bi am lu ñu leeral te yéen ñëpp gis ngeen fan yi ci réseaux sociaux yi gars yi def ay post rek daan ne comme que dañu ne France saawu sojee Sénégal tisoli tey la ñuy deewati à part légalisation borom ñaari tour bi François Hollande defoon le 17 mai 2013 France day nee nañ l'âge du consentement wàcce nañ ko ba 13 ans xam nga mu ngi lëmbee réseaux sociaux yi def leen attention et je vous conseille ngeen rapproché wu des sites de www.lemonde.fr wala www.figaro.fr le gouvernement français a fait un démenti formel nee na fi ñuy maintenir la criminalisation de la pédophilie changé wul kon ku sàkku xale bu am fukki at ak juróom jëm suuf dañ la jàpp comme un criminel kon nag 13 ans bi ñuy wax fake news la nañ ko jàppee noonu moo tax ma profité ci seen plateau bi comme que loolooy thème bi mu di le viol et la polyphilie di leeral loolu alors li may jeexale rek moo di encore une fois nañu am un instinct anti tabou bokk na ci li exorciser beaucoup de maux dans la société waaye mëppal ala kulli al day tax jàngoro ji gën di law rek kii nu mu tuddati Abou Camara le grand artiste comédien bu daaree Kocc daan na utiliser une image pour ñu faire comprendre luy mëppal nee na mëppal daal te tubaab di ko wax tabu nee na ni ñu ko mën a misaalee maanaam boo gisee xal moo xam dafa ne ci ànd boy nes yi xonk coy waaw nga parce que xëy na tàngaay bi daf la gêné nga bëgg ko faagaagal amuloo looy def lu dul jëli doom bu bari muur ci kaw xal yi dootoo gis xal yi de waaye bu ngelaw li ñëw ëff doom bi rek xal yi génnaat nee na looluy mëppal ça ne sert à rien problème bu amee dañu war a def ndéem bëgg nañ ko saafaral te muy dëgg ci ñun
li Kocc Barma di wax rek toj buy bi buy boo ko tojul doo xam lu nekk si biir et j'en termine là loo tax na scandale de pédophilie bi amoon si benn daara fii ci Wakaam daaw boo gisee Jamra impliqué wu ci bu baax ba yenn sëriñu daara yi sax di tirer à boulet rouge sur nous c'est parce que fukk ak ñeent ci ay xale ñoo nekk victime mu benn sëriñu daara te xale yi dañu ramer à contre-courant du tabou loo tax waa ji yoon teg ko loxo ba caabi féetewoo ginnaaw mu di lan dañu dem ñoom ba xaw a dëgër seen xel dellu si ñu fexe contactante seen biir daal di defar une plainte commune bañ ko defee yoon ne leen la procédure n'est pas la bonne parce que kii bi muy def infraction daf ko def ci ku nekk ci yéen individuellement kon na ngeen individualiser plainte yi xale yi ñëw laaj ma ne def leen li procureur wax ñu daal di defar plainte yi individualiser ko diggante bi nag du côté du violeur du sëriñ daara violeur mu am de forte pression defal leen sax benn modèle de lettre de désistement donc naan xale yi voilà bind leen ko parce que dinañ seet ni ñu koy régler et cetera waaye bu mu dem ci yoon xale yi indil ma lettre de désistement bi ma ne xotti leen ko defar leen plainte yi na plainte yi egg fu mu war a egg parce que ñun ay ndongol daara lañu ñun Jamra dañu bokk ci daara du ñu nangu kenn di infiltrer le noble corps de maître coranique te fekk tu es un violeur potentiel ba pare ñuy mëppal affaire bi tilim bi daal di nekk éternellement ci deru daara duñ ko nangu alors ba yàlla def na xale yi ils ont fait acte de courage yéen liir ngeen yéen ñëpp ci presse bi témoignage yu daw yaram ndekete waaja foo natta caay-caay ak salte weesu na ko ndax yenn yi teggin mayul ma di ko répété fii autrement dit da daan def xam-xam bu ñuul tubaab di ko wax di satanisme masalan jàpp kii faatiral kutaab bind ko à l'envers juutal ko ba pare jël mandiwu góor jaxase ko ak daa bi ngeen baal ma ci kàddu yi di am yu mu ciy bind xaw ma ku muy liggéey yu ñuul yooyu waaye looloo tax loolu bokkoon na ci li ko xiir ci acte de pédophilie bi yoon teg na ko loxo caabi féeti na ko ginnaaw li tax ma insister ci mbir moomu après dafa am sëriñu daara bu ma wax bi mu gisee implication Jamra une implication à charge parce que ces enfants méritent d'être protégés benn sëriñ daara woo ma ne waaw Jamra waroon ngeen bàyyi rek xale yi ñu seet fu yoon di mujje ma ne ko du ñu ko def on va les accompagner parce que am na des proches de l'auteur du crime yuy def pression ci xale yi pour xale yi désister wu ñun on va s'opposer à ça ba mbir mi dem ba cappaa yoon parce que du ñu nangu pour des questions d'instinct corporatrice kii di tilimal toute une corporation après ça va rester dans la conscience collective ñu ne ndeke sëñ daara ay violeurs lañu te c'est pas vrai ndax ñun dans nos rangs nous avons des sëñ daara yéen si vous ne voulez pas vous défendre nous on se défend après xam nga lu ma wax waaw d'ailleurs sax ñun gëstu nañ ko parce que waa ji wax ak man dafa bokk ci benn kuréelu sëriñu daara association de maîtres coraniques mu ne ma waaw ñun gëstu nañ ko waaye sax il se réclame maître coranique alors qu'il ne l'est pas ma ne faites un communiqué de démenti tant que vous ne le faites pas on va l'attaquer en tant que sëriñu daara loolu mooy dëgg alors mu jegi nag nee na def nañu communiqué démentir ne waa ji dafay wuyu woo ne sëriñu daara te du sëriñ daara et cetera ma ne ko boo leen ko defee fësal leen ko ngeen génne ko de votre corporation comme un malpropre sànni ko ñu xam ne c'était un violeur bu mbubboo sëriñu daara dugg ci daara pour def ay ñaawteefam waaye ba fii ma wax yow defuñu ko alors ñun nag on maintient notre position on reste vigilant pour que dossier bi jaar fi mu war a jaar waaye nag je conclue toujours loi 2020 05 du 10 janvier 2020 encore une fois baax na ñu ngi gërëm mouvement féministe yi def pression ci état ba état fekk si leen mais encore une fois suñu ñaari garde-fou yi ñu ngi ñaan état mu bàyyi xel benn bi moo di dérive yi ci mën a am tuumalante gratuitement par esprit de vengeance moo xam mu jóge ci ku jigéen ki wala ci ku góor ki deuxième bi mu di banati la yow si wurloo ma deuxième garde-fou bi lan la ah ok léegi waaw yaa ngi doon wax kii ndëppal bi voilà deuxième bi di nëpp-nëppal bi c'est-à-dire même pas nëpp-nëppal bi sax c'est-à-dire ku ñu xës ba gàll la loi 2020-05 sa loos ba caabi féete la ginnaaw buñ ko denc foofu rek mel ni une bête sauvage parce que dafay dem di violer feebar la ba pare bu génnee di ko defaat kon état bi na ko fekk foofu
ut benn cellule d'encadrement ñu faj ko. defaraat ko. te ñu bañ a egg ba ci la formule radicale des chinois xam nga chinois yi lu ñu def. dañ lay injecter benn solution infertilisante maanaam dañuy damm instinct góor ci yow. ah mais ñenn ñi jar na ko Mame Matar Gueye. waaw mais loolu bu ko chinois yi di def. c'est les multi récidivistes ñi nga xam ne jéem nañ pexe yu ne mënuñu ko bu ñu gisee jigéen surtout ngay tout tànk rek ñu taxali ko seen sago. ba mel ni luy yuut mel ni kooku fi defoon scandale bi te nekkoon candidat à la présidentielle nu mu tuddati. ah déet. voilà carton rouge. alors kon nag solo ñu waaw mais loolu moom bu leen ma censuré de na ngeen bàyyi wax ji jàll. ñun carton rouge la ñu wax. ci lii xew te rafetul ci dëkk bi. kon nag ci dëkk loolu daal ñu ngi ñaan état bi ginnaaw bi ñu sargalee état bi sargal mouvement féministe yi ndax loi bi yéex naa ñëw. waaye tubaab na il vaut mieux tard que jamais. waaye ñaari mesures nañ ko def. nañu moytu ñu ko utiliser comme gànnaay. pour di fayuntoo. te bu état bi di yem rek ci yóbbu saay-saay yi kaso na leen fa fekk faj leen parce que feebar la. 77 ans ngay sàkku xale bu am 4 ans kooku du nit moitié nit la moitié mala. voilà kon nag moo doon dernier tour de table bi. professeur Djibi maa ngi jégalu xaw naa xaabaabal ci sa temps de parole. waaye encore une fois di bëgg lool. ci toj buy bii ngeen def tey. ndax toj da ngeen toj buy dëgg-dëgg. ah nii lañ ko bëgg a defee. saa su ne chaque semaine vous avez brisé des tabous abominables. alors kon nag longue vie à carton rouge. amiin te am naa yaakaar ne nii ma fi toogee tey ak professeur Djibi Diakhaté xëy na dina am yeneen thèmes yoo xam ne dinañ fi toogaat di gërëm soxna Kodou Mouhamed Cissé ndax moom moo ñu woowoon dal di ñu proposer premier numéro ñu animé ko yow itam yow kenn du dem nga des. dëgg la yow honorable Aminata Diallo. wallaay sa équipe bi yëpp tam ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla dëgëral seen taxawaay. jërëjëf Mame Matar fii lay xewee carton rouge ci Canal Express TV. yàlla na carton rouge jëm kanam yàlla na dàqal réew mi seytaane. yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi. làqal ñu Sénégal fu yàq yeggul asalaamaaleykum wa rahmatullah. amiin jërëjëf Mame Matar Gueye génne nga fi ñaari sujet yoo xam ne xam naa dinañ ko waxtaanee ci yii di ñëw fake news yi lu am solo la. il faut que ñu wax ci carton rouge ndax luy yàq dëkkin la. ak dëkkuwaay ak dëkkin bi. ak beneen bi nga wax mooy affaire xale yi xam naa dinañ waxtaanee encore ci enfant de la rue yooyu yëpp dina ñëw incha allah ci kanam ñu ñëw ci professeur Djibi Diakhaté li ñu fi wone sànq yaa ngi doon wax lii yàq penc mi lii yàq penc mi moom la ñuy wax nii mooy ne nijaay bu sàkku jarbaat mbaa cousin bu sàkku cousine te ci penc mi la am beneen bi mooy lan mooy solution bi maanaam lan la ñuy defaat ba ñu def loo xam ne dana penc mi dana gën a rafet lii ko yàq dana ca jóge mbaa dinañ ko gën a defar ba mu gën a defaru ba gën a rafet comme penc mi niñ ko bëgg. li nga xam ni moom mooy xew ci penc yi. parce que ab feebar tamit pour nga mën koo saafaral il faut nga xam nu muy manifester woo il faut nga xam nu mu doon boo ko dee xool xale yi bëri na ci ñi leen di métital daf ciy bokk ñoo xam ni ñoo leen waroon a aar yenn saa day nekk wéyjur bi te loolu day indi baatu sori bi may wax très souvent en fait xam nga bu fekkee ni da nga nekk wéyjur ba pare sori sa doom boo moytuwul doom boobu day nekk gan ci yow. yenn yi parce que waxuñu ko mais mi ngi gën a bëri léegi cas yooyu nga xam ni wéyjur ci boppam mooy yegg ci doomam. ay mag ak rakk yoo xam ni dañuy kii wax nañu léegi nijaay boo xam ni moo yegg ci jarbaatam donc ñi la waroon a protéger fi nga xam ni boo amee problème fa nga daw war a làqatu gi foofu ci boppam moom mooy am problème. donc foofu bu ñu fa tolloo dafay baax ci yaru xale yi ñu ciy boole li ñuy wax compétence de vie li tubaab di wax compétence de vie maanaam fexe ba xale bi ak lu mu tuuti mu mën a lànk. maanaam bu la nit woowee ne la kaay ma yónni la am na xale boo xam ni dañ fii ci psychologue bi ko doon suivre dañuy gis ne xale bi toujours da doon yore juróomi dërëm di ko dessiner foo ko joxee 25 francs da koy jël di ko rëdd di ko dessiner alors bi ñu gëstoo bi ci biir la ñu gis ni te ku góor la ki ko sàkku daf koo sàkku jox ko juróomi dërëm léegi nag pièce juróomi dërëm bi foo ko fekk rek moom lay nekk di ko dessiner alors loolu dafay dem ba yàq donc il faut ñu xam naka la ñuy fexee ba xale yi développer compétence de vie maanaam bu la nit woowee ni la kaay ma yónni la ñëwal ci néeg bi jël ma yónni la ci bitig bi ñëwal ma may la et cetera ñëwal toog ci sama kaw ma uuf la ak yu demee noonu yëpp compétence de vie wu xale boobu nga développé ci moom mooy tax mu mën a lànk sama yaay moom moo ma tere woon nii sama papa moom moo ma tere woon nii loolu nag dafa xaw a jafe léegi ci penc yi maanaam yaay buy toog di tere xale buy toog di mag bu baay buy toog di tere maam bu nga xam ne dafay jubbanti ci lépp
parce que loolu yëpp dafa amoon ci biir kër gi mais dafa dem ba kër gi léegi comme ni ko sëñ Moussa Ka di waxee kër gi léegi dafa wéet. Oustaz Aliou Sall nee na gone yu bëri seen ndey génn àdduna ba ñu daaxee mbindaan ba loolu nag il faut ñu toogaat ñu xool taxawaayu kër gi parce que politique familiale tamit dafa am solo dañ koy nekk loo xam ne dañ koo soofantal mais famille kër nit moom moo tee pénc moom mooy kenn bi nga xam ni moo ci gën a dëgër kenn boobu nag bu daanoo dafa mel ni li chinois HB di wax benn àdduna boo xam ne dafay màbb léegi nag il faut ñu dellu taxawaat dëgëralal kenn boobu ba nga xam ne ci biir kër yi politique familiale dafa am nen benn famille bu ñu bëgg a am dafa am société projet de société bu ñu bëgg a yegg te pour ñu yegg fa nii lañ fa war a yeggee loolu il faut ñu leeral ko sinon dañuy ko ni di am ay est-ce que école bi aussi mu ci rôle bi mu ci mën a jouer parce que xale yi gis nañ xale yi jaar préscolaire ak yooyu am na yu bari seen ay maîtresse mbaa seen maître yi ñoo leen koy jàllale bul def lii il faut dire non ou telle chose. waaw loolu am na solo mais xale yu bëri tamit amuñu chance su jaar case des tout-petits jaar ci préscolaire et cetera ñu ci bëri jaaruñu foofu bi ci topp moom mooy am na ci parents yoo xam ne ñu am nañu possibilité mais jàpp nañu yooyu tamit li ñuy def ci xale yi du doon li ñu doon xaar ci ni pour ñu former ci seen doom donc moo tax loolu yëpp nag dafa dugg ci projet de société maanaam ban société la ñu bëgg a tabax yan jikko la ñu bëgg mu gën a fës ci société boobu ban nit la ñu bëgg mu nekk nit am na benn jamono ku doon wax ni dañoo war a toroxal njublang te dooleel góorgóorlu et je crois que li nga xam ni moom moo ci gën a am solo mooy émission bi ni muy toppee li xew ci réew mi li nga xam ni moom mooy jafe-jafe ci réew mi comme niñ ko honorable waxee léegi di jéem a xool nag loolu naka lañ koy présenter ak naka lañ koy waxtaanee ba mu ku nekk dugal ci sa xalaat je crois que noonu la penc di defaroo donc mën nañ jàppee émission bi daal loo xam ni dafa mel ni dafay faj wala boog muy gunge ñoo xam ni seen yaram dafa sutante je crois que loolu bu ñu ko jàppee ñëpp def ko ci penc mi mën nañ dem ba penc mi gën a jekk penc mi gën a taaru comme ñun ni ñu bëggee mu mel. jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi ñu doon seetaan ci Canal Express TV ci sunu premier numéro carton rouge di jaajëfal sunu ñaari invité yi macha allah ñaan yi yàlla na ko yàlla nangu di leen baalu àq aussi seen temps bi ñu jël ngeen toog di ñu seetaan lii ñuy waxtaanee nag pour ñun ñëpp la mooy ne carton rouge dafay nekkal ñëpp lépp loo xam ne ni luy ñaawal mbaa gàkkal penc mi moom lañ fiy waxtaanee. lépp loo xam ne ni rafetul ci dëkk bi rafetul ci dëkkin bi ak dëkkuwaay yi moom lañ fi waxtaane yéen nag ci ngeen bokk yéen téléspectateurs yi mun ngeen yónnee seen ay sujet bu fekkee ne bëgg ngeen ay yoo xam ne ñu waxtaanee ko fii ci carton rouge am nañu numéro WhatsApp ci 877 882 87 87 mun ngeen yónnee message ci numéro bi mbaa yónnee ci WhatsApp bi wax ban sujet ngeen bëgg ñu waxtaanee ko ci carton rouge waaye nag duñ fi jógee aussi te duñu remercier ki defar décor bi Mame Matar professeur jàpp naa ne décor bi rafet na décor bi nag ki ko defar mooy Tchacha son numéro de téléphone mooy le 77 968 11 02 waaye nag duñ ci pare nag Mame Matar ak professeur kii ma habillé nii ba mu rafet macha allah génne yëre bu bees jox ma moom nag mu ngi tudd Bigayel Couture moo ñu habillé sunu rakk la ma ne ko damay def émission mu dama yëre bu bees sax ngay defee mu jox ma yëre bi macha allah. dina ci boole invité yi. kon invité yi dinañ ci waaye dinañ wax mu boole ci sunu premier invité yi comme ça nag ñeneen ñi ñu gën leen encouragé incha allah dina ñëw Bigayel Couture nag ñu seen numéro de téléphone mooy 77 797 70 17 ak. yaa ngi kanam bi tamit am na ku ko def mooy make up by Michel macha allah mooy defar ba mu rafet defar musóor ba mu rafet musóor bi sax dama ko ne man defar ma sama modèle bopp waaye bu ma bëggoon mu defaral ma yooyu noonu yu gën a rafet yi waaye man bii mooy sama yëf ba Michel moom tamit ñu ngi koy gërëm maquillage bi rafet na ñëpp kontaan nañ dégg naa damaa soppeeku moom tamit numéro de téléphone am di 78 191 97 58 78 191 97 58 di jaajëfal yéen ñii jël seen temps di ñu seetaan di baalu àq ñëpp ci sujet bi ñu doon wax léeg-léeg mu xaw a nuñ koy waxee waaye loolu mooy solo bi mooy ne li ñuy ndëppal ak li ñuy masla loo xam ne day yàq dëkk bi moom lañ fiy waxtaanee kon nag viol yi liñ ciy wax mooy na dakk mbaa mu dal carton rouge ci lu rafetul lépp ci dëkk bi ci dëkkin bi ak dëkkuwaay bi jërë ngeen jëf
ba ci beneen numéro incha allah.